Samba moo leen di may seen revue de presse. Bismillah lan moo tax ba àdduna bi ne pat ca coow la nga xam ne moo am ca Palestine gae ak Israël terminé rek ane njiital wooy mbootaayu xeet yi di secrétaire général des Nations Unies day waaw daal di ne woote na démb ca kanamu conseil de sécurité ba ngir ñu daal di dakkal coow jàppal baay li nga xam ne moo am ca diggante Palestine ak waa Israël waaw 24 heures yéene kaa ne Israël day waaw rayagum nañ lu tolloog juróom fukk ak ñaar ci ay xale inna lillahi wa inna ilayhi rajiun dama ne la Israël rey na tam fanweer ak benn ci ay jigéen allahu akbar direct news ne coow li dox ci diggante Israël ak Palestine day waaw Macky Sall daal comme mandat ba rek waxul waaw waxul déet way Samba waaw te moo ni décembre 2016 Macky Sall hésité wuloon de daal di dal nag ci kaw premier ministre Israël bi de Benyamin Netanyahu waa mais lan moo fi soppeeku kon ci diggante bi de ba Macky Sall naan Palestine ak Israël lu waay xam boote doomam moo jaaxal ñëpp te moo ni ki fi nekkoon président Sénégal day Léopold Sédar Senghor dem si yàlla ga suñu mbokk catholique la woon de waaw waaye daa yëkkati woon passeport diplomatique daal di koy jébbal Yasser Arafat njiital Palestine woon ngir mu xeexal Palestine mën a dukki ci biir réew yi gaasal Palestine googee yéeni kaay Pape Jogoy Faye gi ne waaye waaw Palestine tamit day delloo woon nañ jukkal Léopold Sédar Senghor daal di jël bërëb bu rëy ca Ramallah nga xam ne mooy capitale administrative bu autorité palestinienne ba daal di koy tuddee Léopold Sédar Senghor laa la wax Mamadou Aliou Diallo moom professeur ci l'Observateur waaw nee na tey ma expliqué leen lan moo tax ba Sénégal ci boppam mënta wan ginnaaw Israël gi la dikkal professeur Aliou Diallo ne parce que gis nga Sénégal day jëflanteeg France di jëflanteeg Amérique di jëflanteeg Allemagne ak yeneen i réew te réew yooyee ñoo nekk ci ginnaaw Israël ànd ak moom waaw te gis nga réew yi lée amuñu xarit di intérêt rek la ñu am les états n'ont pas d'amis ils n'ont que des intérêts dëgg la Dakar Times ne tey nag ma wax leen sax beneen mbir bi tax ba Macky Sall mi lée jàppalewul waa Palestine jullit ya waaw parce que Israël ci boppam mooy gérer matériel d'espionnage matériel bi nga xam ne kon moom la ñuy yëddoo nit ñi di yëddu nit ñi di leen espionner mais matériel boobee waa Israël ci boppam ñoom ñoo koy gérer dégg nga de sursaane Mouri Tamba Thierno Alassane Sall ak waa ñoo lànk waaw ñoom day naqarul nañu kon la nga xam ne moo am ca Palestine googu ñuy rey nit ña looloo tax na boobaa ñoo lànk danañu organiser kon ab manifestation marche la ajuma ji di ñëw dëgg la di yëddu nit ñi laaste nees def nag ba càmbar kon wàllum réseaux sociaux yi ak yooyee ñi ëpp ci sénégalais yi day d'accord nañu de mbir mi dañ ko war a xoolaat de li ñu war a xoolaat kay mooy tolluwaayu réew mi Le Quotidien yéene kaa ne situation réew mi le wàllu dundinu askan wi ak politique waaw professeur Abdoulaye Bathily day taxawaayu assise nationale ya la taxaw professeur Abdoulaye Bathily ne coow li fi amoon ci weeru mars manifestation yi daf ñoo delloowaat zéro case de départ fa ñu jugee woon ca xeex ba foofu la ñu delloowaat laa la wax déet waay professeur Abdoulaye Bathily ci l'Observateur ne te gis nga suñu réew mi la ci guuta la ñu jëm on va vers le chaos mar day tali la ilaha illallah njiital LDMPT woon ne man day musuma xalaat ne nguuru politique boo xam ne mi ngi juddoo ci assise yi dana yegg ci mbon bu ni mel lu bon sax yi ñu tollu tey bon ci nguur goo xam ne yow ci ay assise nga juddoo yéene kaa gi ne mais xoolal leen ma la xew ca Dugar jàppal bàyyil yoo xam ne deret tuuru na fa te ba léegi mbir ma amul benn saafara daa la wax lu tolloo fanweer ak ñeent ci ay doomu aadama teg nañ leen loxo am na ci ab ndaw loo xam ne bal lañ ko dóor parti Italie ay la illallah Moustapha Souran front de résistance opposition bi ci la Quotidien yéene kaa yi waaw nee na gis nga manifestation yi nga xam kon ñoom ñoo fi amoon ci weeru mars émeute mais xanaa xamoo leen ne loolee risque coup d'état ci boppam amoon na la ilaha illallah waaye yéen opposition bi boo leen boolewul bu yeboo ngeen dem toog ubbil tribune yéene kay nañu élection locale 23 janvier 2022 yooyu waaw opposition bi dee nga préparé kon coalition bu rëy booloo rek mbaa dee ànd naan wala ànd tuuru rek être ensemble ou disparaître ensemble dama ne la organiser ay primaire xool ñan ñoo mën kon ca élection locale yooyu ci biir opposition bi ak présidentielle ya sax Sud Quotidien opposition bi kay sampal na ndënd Macky Sall de maa la ko gaañaa ngay préparé na coalition bu rëy 24 heures yéene kaa ne Kër Massar gi nga xam ne def nañ ko nag léegi département waa ji est-ce que moo nar a nekk soldaaru Macky Sall moom Moustapha Mbeng waaw en tout cas député maire Kër Massar nee na pareet na Benno Bokk Yaakaar amul ku ma gën ngir jiite département bi la tribune yéene kaa ne dagg-dagg yi nga xam ni ko nar nañ koo dagg yenn ci ay gox Macky Sall mbaadu daan nar a suxi nijaayam ji la di Abdoulaye Timbo ngir gën a dooleel rakam ji la di Alioune Sall parce que Alioune Sall kat ci week-end bi conseil municipal ca kanamu préfet waaw daf ne Guédiawaye amul xaalis amul dara dañoo war a jël Dalifort quartier yi nekk ca Lansar Touba Pikine marché bu bees yi ne Caaroy kaw lycée Canada Technopole ba daal di koy dugal ci biir Guédiawaye way Samba ndax Guédiawaye amul dara Aliou Sall yamu ca dee ndax nee na bu boobaa waaw mais marché central kon poisson day ñëw ci Guédiawaye boo maraîcher Dorol Sogas Technopole Bakalambay marché bu bees bërëb yooyee yëpp Guédiawaye la jëm way
Boy Samba waa lii ndax Macky Sall dana ko jëlee ci nijaay ja Abdoulaye Timbo jox ko rek ja looloo jar a laaj da si de question loolooy laaj wax yéeni kaay dee média gi ne waaye looloo tax nag ba askanu Pikine googee ba Aliou Sall waxee ba pare day dañ na bëre jóg muy société civile ASC OCB jàkkaarloo taskatu xabaar yi ne waa Pikine loolee Aliou Sall wax duñ ko d'accord tey te duñ ko d'accord ëllëg laa la wax xel xalaatul sax Pikine ñu leen di suqi bay jël technopole ba di ko dugal ci géejawaay Aliou Sall bu bëggee xaalis na ko wuti feneen laa la wax te Aliou Sall mi leen lii mu wax bu ci delluwulee ginnaaw ñun waa Pikine nag danañu am beneen taxawaay te ñu ngi woo président Macky Sall mi lee mu dëj rakam ji Aliou Sall ci angam ci palaasam laa la wax bu ñu sukkandikoo ci biraaloo moo yor seen kaddu évidence yéene kaay ne Mamadou Kassé day Tambacounda DG Sika ma ngay woo ñaap ngir ñu dikk nag bootu ca ginnaaw Macky Sall gis nga dagg-daggaanu gox yi lée waaw Cheikh Tidiane Sy Al Amine ci 24 heures waaw nee na gis nga dagg-daggaanu gox yi lée nag boo bëggee dégg-dëgg heure bii ñu ko def baaxul waataayu élection yi mbir mi nag day mujj jur xel mu deey Moustapha Souran ci yéene kaay gi waaw nee na Macky Sall nag boo bëggee dégg-dëgg man de yaakaaratuma ko de yaakaar ga ma amoon ca moom daal tas na te Macky Sall nag ba mu faloo ak léegi xàmmeetuma ko Macky Sall ba mu faloo ak léegi lenn rek lay def calcul politique rek Macky Sall daal du mu def fa gagné ay élection rek ca la ne xàmmeetuma ko daal réew mi quotidien maître Abdoulaye Tine Ndeye waaw daal dinay xamal adduna na jàngal na Ismaïla Madior Fall ci lu jëm ci wàllu dagg-daggaan ñi nga xam ne kon nar nañ koo dagg gox yi lée critique yéene kaay ne gis nga boo bëggee dégg-dëgg waaw Macky Sall punkal yi nga xam ne kon ñoom la wàccee lu mel ni Aminata Touré Amadou Ba Aly Ngouille Ndiaye maître Oumar Youm Matar Cissé waaw lañ leen di tuumal day mooy place su Macky Sall bi lañ doon xool de dañoo am ambition waaw affaire daal boo xoolee ñaari punkal la fa des Abdoulaye Diouf Sarr ak Abdoulaye Daouda Diallo rek mais lii lépp nag la ko waral du dara lu dul Macky Sall daal la ngay waajal ëllëgëm rek candidature ba ca 2024 moo waral lii muy jéem a neutraliser ñenn ñi laaste en tout cas ca Ndar géej gële nga xam ne goro ba ca boppam moo fay maire Mansour Faye waaw ay quartier yu baree bari ñaari fanu yàllaa ngi nii amuñu ndox nag laa la wax ndox daal doom bu góor la ca Ndar ca yàlla teraangawu Ndar lu tol ne Ndar ak ne Ndar neexe amul ndox waaye Ndar nag ak lum ñàkk ndox mu ñuul mii di pétrole bi nit ñi mënuñu koo fàtte de déedéet parce que suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal Sendwave seen application yónnee ak Emmanuel Macron moom moo ko woote waaye lay xeeñ sa ndajama neexul benn yoon soo mayul kendal ga dana am ak yëngu-yëngal ndax am na ci ay association africaine yu féete ci diaspora bi di ay sénégalais yu nga xam ne ni nee nañu dañu koy teertu seenu façon amal ak yëngu-yëngal ñu ànd see Pape Cheikh Fall ci ay leeral. ci fukki njiiti réew ak njiiti gouvernement ñoom danañ egsi fii ci France ci altine gi Macky Sall moom nag dana egsi fii ci France ngir participer si ab sommet boo xam ne kii di njiitu France di Emmanuel Macron moom moo ko convoqué jëmale ko si ni ñuy suqalee koom réew Afrique yi nga xam ne jamono ji li di jàngoro Covid ji daf leen a xaw a faagaagal ndaje moom nag di am ci diggante njiiti réew Afrique yi ak gouvernement wu France ak li nga xam ne mooy Fonds monétaire international ak Banque mondiale moom du nekk loo xam ne dana yomb lool si njiiti réew yooyu ndax fii ci France association yi nga xam ne ñoo lëkkale ndawi Afrique yi ak mouvement yi nga xam ne ñoom dañuy xeex ak nooteel ak ñàkk si diggante àddina bi ak li nga xam ne mooy ñenn si diaspora yi nekk ay africain ñoom kat mobiliser nañ taxaw ne lii di ndaje moom dañ ko fas yéene perturbé maanaam daal koy jaxase waaye nag si ay xibaar yu ñu xamal la te bàyyi ko ci ambassade bi nekkee fii ci France bu Sénégal xamal nañu ne kii di ambassadeur bi woote woon na ab ndaje jëmale ko ci service de sécurité yi ak consul Amadou Diallo ak ambassadeur Maguette Seye ngir waxtaane li nga xam ne mooy ñëw Macky Sall ak yenn militants yu APR yi nekk fii ci France ci xibaar yi jot xamal ne sax na ñoom ne militants APR yi duñu mas a nangu jafe-jafe yi nga xam ne moom la Macky Sall amoon mu dundoon ko si mu jëm gi ñëw ci atum 2018 mu mettoon lool mu àndoon ay yuuxoo bañ xëppoon li nga xam ne mooy fariñ si kaw otom bi ak si équipe de télévision bi nga xam ne ñoom la àndaloon ci fàttali ndaje moom nag ki ko convoqué di président Emmanuel Macron te ŋàññi ko lool te bàyyi ko fii ci diaspora Afrique bi ñoom li tax ñu koy ñaawal sax mooy diaspora boobu dana li ci France ak ñoo nga xam ne ñooy bailleurs de fonds yi ñoom ñoo gën a ñàkkal gën a pauvre li nga xam ne mooy Afrique rawatina di protéger ñi nga xam ne mooy yenn nguur yi nga xam ne amuñu ak démocratie amuñu ak ànd ak askan wi te ñii di France ak bailleurs de fonds yi di leen làq. jaajëf dañuy dikkaat fii ci réewum Sénégal du jëmale ci découpage administratif bi ak ay conseillers municipaux yu féete sa commune bu Bambilor ñoom nag dañu ànd ci découpage bi nga xam ne def nañu ko ña nga joxante woon dig daje sa kër Ndiaye Lo di fesa seen mbégte si la ñu leen taf sa Sangalkam ndax nee na mënees nañu jàpp ne kon foofee la seen i gox doxee war rek war a mën a suqaliku ñu teelu say kàddu yu tukkee ci Pël Gueye conseillère municipale sa commune bu Bambilor.
cité enseignant mi ngi fi Kounoune Ngalab mi ngi fi cité Sire mi ngi fi tey ñun ñëpp Nouvel Horizon Kër Daouda Sarr tey population bi ñoo génn pour xamal président Macky Sall bég nañu ci lii nga xamante ni moom la ñu andil préparé nag correction bi te ngeej boo wàccee pont bi yaa ngi ñëw Kër Daouda Sarr après yaa ngi dem Kounoune yaa ngi dem cité yaa ngi traversé Kër Ndiaye Lo traversé Nouvel Horizon traversé cité Doudou Bass top commune Sangalkam ñuy doog a dem commune Bambilor kon ñun dañuy daw ay kilomètres pour dem commune Bambilor dama ni bu fekkente ni dañuy commune pour nga jege sa askan la ñun jëlawuñu ak Bambilor jegantewuñu ak Bambilor ñun Sangalkam la ñu jege te ku xam Sangalkam démb xam Sangalkam tey kon xam na ni ministre Omar Gueye liggéey na liggéey bu mucc ayib ci Sangalkam. dañuy desandi ci wàllu découpage bi bawoo sa Kër Ndiaye Lo ak Bambilor wutali foofee nga xam ne mooy sa Pikine ndax foofee am na ci ay organisation communautaire de base ak ña nga xam ne mooy ASC yi ak société civile ba ñu ne mukk du sa dal sàkkutee fug Aliou Sall gi jëm si ñu jël technopole ak yeneen ci ay gox taf ko sa Géejawaay loolee nag nee nañu mukk du sa dal te nag ñu ngay daan xaafu njiitu réew président Macky Sall Biralou mooy porte parole ba ñu teewlu ay kàddoom. ñun waa Pikine nag ñoo bañ parce que technopole bi dafa nekk lu am njariñ ci biir département de Pikine tey tax ñu noyyi dafay tax aussi ñu développer ay activités économiques yu am solo ci biir mais rawatina aussi moom moo ñuy permettre véritablement jafe-jafe yi ñuy am fii ci Pikine yëpp ci wàllu environnement mu ñu koy régler ba tax na dañoo jóg pour alerter ko d'abord mais jàpp ne su fekkee ne deful déclaration pour teggi li mu waxoon dinañ passer à la vitesse supérieure maanaam def ay ñaxtu yu gën a radical lii ñuy def nii beneen bi mooy ñuy wax président de la République Macky Sall que mu jël ay dispositions parce que Pikine du ñàkk 4 communes ba pare wëlbatiku ñu bëgg ko morcelawaat ba nga xamante ne day mel ni benn commune loolu moom benn Pikine waa du ko nangu. El Hadj Mouhamadou Mansour maa ngi laa nuyu. di nuyu Fofana di nuyu ñi ñuy seetaan di leen baal àq aussi. di leen déwénati bu baax a baax ndax ñoom kenn du ñoom. bu ñu safee xawam rek ñoom ñu koy ñoom ñoo tax. yàlla doole leen. jaajëf ñu àddu jëmale ci sàkkutee fukk Aliou Sall jëm si ñu jël technopole ak yeneen ci ay gox taf ko ci kawam loolee nag am na ñu jàpp ne kon njiitu réew président Macky Sall daf ko bëgg a dooleel ci wàllu politique. bu fekkoon waa Guédiawaye ñoo ko demandé doon na gën a saf xawam. état du Sénégal. bu fekkoon waa Guédiawaye ñoo demandé ñu jël loolu. boole ko ci doon na gën a sax dafa mel dafa am problème technique. waa Régie jàpp leen ci son bi. ñu ngi génne am problème technique ba tax comprendre lu ñuy wax fekkoon waa Guédiawaye ñoo ko demandé doon na gën a ëpp valeur. boo xoolee géographiquement yi nga xam moom la ñuy demandé. boole ko ci Guédiawaye dina gauche lool te bu ñu fàtte ni commune bu Pikine moo jur bu Guédiawaye. kenn iñaanul ba iñaane sa ndono mais aussi doon nangu itam ko la doon te deewu quand même. Pikine bëgg nañu ay revenus ak ay recettes comme ni ko waa Guédiawaye bëggee pourquoi benn jël boobu ba technopole nag wax dëgg yàlla ñëpp xam nañ ni bu ñu waxee retachement wu technopole de Dalifort marché bu bees Lansar ak Touba Pikine xam nga Touba Pikine jeexal nay wax. Touba Pikine la tudd. Touba Pikine fan la nekk. ndax tuddul Touba Guédiawaye bu ñu profité ci découpage yi di wax waxi layamal. nañu osé doo ci table ji lu mënta nekk gis nga découpage bi bu fekkee même décret la wala loi la boo xam ne saxal nañu ko mais nañu def lu jaadu nañu def lu mën a nekk xam nga tey bu ñuy wax ay ville ni ñu bëgg a séddalee Ndakaaru jël parcelle boole ko feneen jël Guédiawaye boole ko feneen Cambérène nekk ci diggante bi c'est-à-dire que jaxasoo gi ñu nar a indi non seulement ci wàllu jàpp na la nit ki mu voté mais ci wàllu même papier bu sa doom juddoo doo xam ban maire ngay utale sa doom ay kayit jafe-jafe yooyu politiciens yi faw ñu xamal leen ni sañuñu ko amuñu mën-mën bi nañ jël dëkk bu nekk fa nga bokk ñu boole la fa bàyyi la fa moi je pense que aajowu sax ñu jox valeur proposition ak càkkute bu Aliou Sall technopole ak li mu ëmbaale ci garage boobook nu mu tudd garage boo maraîcher noo ko mën a xalaate boole Guédiawaye ak li nekk ci diggante bi yëpp géographiquement nit ku fay jàll doo nga di dox nga ne ko lii dañu koy jël boole ko fële xel mënu koo nangu moo tax it nag askanu yenn saa yi faw ñu leen di jàppale ci bu ñu nee non ñu wax autorités yi nga xam ne kenn la ñu doon wala ñaar ni leen non
parce que dëkk bi kenn doon na ko ñu ñëpp ñoo ko bokk doxalin wu jub ku nekk xam na ko. ci baax yenn saa yi ñu ne déet dañuy wutali sa Cambérène googee de ñoom it lu nu mel sax la ñuy sàkku ndax nee na ñu bëri na ci ay infrastructure yi nga xam ne mu ngi nekkoon seen gox dañu ko foqati ci ab découpage moo tax commune ba amul benn recette looloo sabab waa mouvement Cambérène sama diwaan amal ak janoo taskatu xibaar yi di sàkku infrastructure yooyu nga xam ne jëloon nañu ko sa ñoom ñu delloo leen ko ñu teewlu sa Libaas Kan mooy seen jiit. ñu ko mais li nga xamante moom lañ contre mooy suufu Malika Montagne mooy 10 quartiers yi nga xamante ñoo nekk Malika Montagne en 96 bi nga xamante maanaam ñu ngi daggaat suuf si maanaam découpage boobu maanaam si lañ jël 10 quartiers yooyu yëpp yóbbu leen Kër Massar te ñun maanaam sunu bureau de vote Malika la sunuy armère Malika la ASC sportif Malika la sunu jigéen ñi Malika la ñu wasi ne et cetera maanaam 10 quartiers yooyu li jógee maanaam daara bu Malika fi jàkkaarloog Mbëbës ba M3 maanaam ñu yóbbu ko fi nga xamante mooy Malika ñun dëkkuñu Kër Massar tey dëkkuñu fa suba ñun nous sommes des habitants de Malika waa Malika ñooñ jox suuf si sëriñu Malika mooñ jox suuf si ñun Malika lañ bëgg a dëkk tey Malika lañ bëgg a dëkk suba. jëf Mamadou Fofana muy ak sàkkuteef gu ci askan wa nga xam ne ñoom ñoo dëkk sa Cambérène nee nañu découpage bu ñu fa defoon tax na commune ba amul benn recette nañu leen delloo seen i infrastructure. découpage mi ngi doon tey nag da nga jël acte 3 de la décentralisation. oui parce que moo indiwaat sax boo gisee. ñuy jéem a rëddaat ak dimbali yenn communes yi. mais aussi laytaay ci li nga xam ne moom mooy wàllum politique. moo tax ma ne la acte 3 de la décentralisation moom la kii di wax parce que loolu moo indi tey commune wala yenn villes yi. échec la doole ga ñu amoon amatuñ ko woon. tey villes yu ci bëri communes yu ci bëri nee nañ ay communes de plein exercice mais communes yu ci bëri mënul sax def. turu commune la rek turu commune te xam nga tey suñu mairie yi dañoo am benn problème parce que ñun ñëpp la ñu xalaat mooy lay doxal mairie ba ña ngi ko war a jëlee ca patente ña ngi ko war a jëlee ca juuti gaag yooyu non am na loo xam ne dafa am solo ci mairie loo xam ne ñun fulaaluñ ko surtout suñuy maire xam nga mooy lan mooy coopération bi nga xam ne war na mën a am seeni diggante ak tugal rarement ngay gis maire yoo xam te ne nii dañuy jël aspect boobu noonu en compte pour mu mën leen a may ñu nuwee ay partenariat yuy mën a may tey jii nii communes yi ci ay dons wala ci lu mu mënti doon coopération bi bu amee ñu mën leen ci dimbali ba nga xam ne askan wi dañ ciy gis seen bopp. El Hadj nan ngay gisee ay communes yu nga xam ne nii amuñu benn recette ndax du ay communes yu nga xam ne turu kese moo fa ne. xam nga commune bu am recette ak ñàkk am recette maam. budget communes yi ñëpp xam nañ ni ci wàllu fonctionnement la ëpp lu muy dox. mais nañu yemale kon seen nombre yi nga xam moo fay nekk ba ñu jël képp ku leen àndaloon ci wàllu politique ana maire buy dox ànd ak benn état majeur boo xamante ni bii li ne ci ginnaaw dina ëpp ñaar fukki nit. maire yi liggéeyuñu gis nga boo nekkee maire di liggéey da ngay am vision même bu sa ay recette bariwul yow yaa koy créer. recette du juddu maam dañu koy créer bu ñu wax recette dafay jóge ci benn usine infrastructure wala ay enseigne wala panneau publicitaire wala ay juuti mais loolu daa xëy nekk ci suuf non dañ ko inventé nga ñëw fekk ko fa boo ñëwee ci sa vision xalaatal noo ko yokkee commune dañu koy yokk mais doo ñëw la fa nekk nga contenté wu ci bëgg a yóotu ay quartier jàmbur yokk ko ci yow ndax da ngay yokk sa recette loolu wax bu yàqu la nañu bàyyi dëkk bu nekk ci fa mu nekk mënoo fekk dëkk boo xam ni sëriñ bi ko sos Malika la dëkk nekk Malika di jënd ci suuf su Malika ñu daggal ko waa Malika nga jël ko boole ko Kër Massar. loolu yenuwul maanaam moo tax ñi li ñuy kaas lu légitime la mais li foofu na wax dafay symboliser rek échec bi nga xam ni acte 3 de la décentralisation échec na ko ci anam gu jëkk gi li koy gën a firndee mooy frontière collectivité locale yi ba léegi kenn mën ko définir te loolu échec lay doon maam loolee la ñu nemmeeku sa Kër Massar bi nga xam ne moom la ñu war a def département mu war a nekk ab occasion ngir nag mën a régler les incohérences yi nga xam ne moo amoon jëm ci li nga xam ne rek mooy dogot yu ñu fa jotoon a amal bu ñu sukkandikoo ci collectif des habitants de Malika Montagne membre yi nag nee nañu la ñu mënul nag jàpp moo di fukk ci ay gox-goxaan yu nekk sa Malika dañu leen jël daal leen di taf sa Kër Massar loolee 96 la ba léegi kon nag faw ñu jubbanti ko Moustapha Sène mooy seen porte-parole ñu teewlu ay kàddoom ak Tidiane Diop.
Malika koo xam ne moom xam ne dëkku maraîchage la dëkk aviculture la yooyu niche opportunité d'emploi niche yooyu la ñuy jéem a fexe bu nit ñi ñëwee ñu def une catégorisation xool ñi nga xam ni ils s'activent sur l'aviculture ñu jël leen recenser leen ñi nga xam ñu ngi ci agriculture ñu jël recenser ñi nga xam tamit au niveau de la mer aussi ñu jël leen Mbëbës tamit am na opportunité d'emploi yoo xam ne mën na fa jël ñu jël lépp recenser ko catégoriser ko mettre ko sur papier donc mu nekk base de données nga xam ni lépp lu ñuy defati rek boo ñëwee da nga fekk un document détaillé boo xam ni da ngay xam nga fi nga jëm donc loolu tamit la ñu bëgg profiter jógee fii dañuy fexe fédérer toutes les forces toute la jeunesse toutes les structures de jeunes yi nga xam ne dañu fi nekk di porter les combats des jeunes à partir de maintenant on va essayer de porter tous les combats des jeunes. leneen lu soxal bi la jotaay xibaar moo di wàllum recensement jëm ci ay li nga xam ne rek moo di ay activités yu nga xam ne am xëy mënees na saa juddu loolee moom la ñu bëggoon def ndaw yi nga xam ne ñoom ñoo féetee sa Malika nee nañu faw ñu bàyyi xel bu fekkee bëgg nañ am xëy am fii ci réewum Sénégal wàllu mbayum dër mi yarum ginaar yeex lu nu xeetoo ba ci mbëbës mënees nañu ko utiliser ngir nag ndaw yi am ci am xëy loolee jot nañu ko waxtaanee Abdoulaye Sy moo jiite woon li nga xam ne moom mooy panel ba ñu fa woote woon di ndajama ñu teewlu ay kàddu sa jéeme ñu bëgg ku ñu dimbali ndox mi nu mu duggee ci biir quartier bi amul porte bu ma duggul dem naa ba lijjanti robinet mbedd pour sa koñ bi nu mu amee robinet mbedd saa ñu am fu ñu jàppandoo parce que mu doon saa yu ñu xëyee ci biir cité yi la ñuy dem di ñaan ci ndox di yenn ji ñaan ndox yaa ngi dégg doon na li nga xamante ne dafa metti amul ay jéego yu ma ci deful mais porte bi moom mënut a ubbeeku dañoo bëgg nag nañuy jàppale parce que ñun ay sénégalais lañ. ndox la ñu amut jigéen ñu root nañoo root ba sonn nag dañuy takk ay fas man mi léegi fan yi yëpp wéruma ndax di gàddu bi dong ndax mënuma seetaan sama njaboot gi gàddu ma di leen seetaan danoo bëgg na Macky Sall mu dimbali ñu mu dugalal ñu ndox nag te jàppale ñu ñuy toj ñu bàyyi toj ndax dañoo ñëw fii yàgg nañ fi am suñuy këyit toog fekk suñu njaboot fii ngay gis nii rek am na ndox kon dugal fii ndox xam naa ne dafa waru leen a jafe. mu ko Abdoulaye Sy du ñàkk daan ci dikkaat si sunu yeneen jotaay xibaar nga doon teewlu askan way yeewoo sa kuunun Daaru Salaam ñàkkum ndox la ñuy jooy jafe-jafe yooyee sax sabab na ñu génn sa mbedd ma doon sa yëkkati seen kaddu yenn seen i kaddu sax moom ngeen doon teewlu sànq Cheikh Ahmed Tidiane Seck hélas ñu gis ne kon ñàkkum ndox mi fii ci diwaanu Dakaaru gox yeex goxaani fu si nekk ñu ngi ko fay jàmbat ba mu jaral ñi nga xam ne ñoo nekk sa kuunun Daaru Salaam di génn ci mbedd mi génn ci mbedd sax ndax duñ ko aay. fu mu nekk nii comme que manifester ñu bastonné la te li ngay manifester sa ay droit la. li xew sa comme fi nga doon wax sànq. Dougar. non man Dougar il faut jamais Tidiane Seck. ñaata arrestation lañ fa am. 36. mais du loolu. bàyyi ba faja ay nit nelaw nga ñëw wàcc fa. ñu nekk ci di wasifa nga fekk leen seen balaanu wasifa. ñu nekk seen kawlal sol ay caleçon ngeen jàpp leen di leen bastonné manoté leen jël sànni ci fourgonnette. alors que benn entreprise buy def ay logement xawma nan investissement moom moo soxla suuf soxla plus de 70 hectares fii ci Ndakaaru ak bakkanu Ndakaaru nu ñu fi mën a joxe nit wala entreprise plus de 70 hectares ñiy opposé nga ñëw toroxal leen humilier leen duuma leen waaye di loolu leen et dafay jàll comme noonu ngeen foog ni population bi daañu bàyyi loolu mu jàll noonu malgré bundu xataal nañu leen xoqutal nañu leen tuutal nañu leen doyadal nañu leen même jigéen juy muuru sax di teeñ ñu yóbbaale nañu ko. c'est une honte ça. loolu nit mënu ko xalaat ñu toroxale la noonu sa réew. alors dialogue moo gënoon yomb waxtaan moo gënoon yomb communication moo gënoon yomb waxtaan ak ñoom tey entreprise yooyu soi-disant investissement ñu recadrer leen dara la ñu investir lu dul lu ñuy def seen ay bopp. mënuñu fekk suuf su nit fu ay nit doon dundee nga ñëw def fa lu la neex. tabaxoo eggalewoo tey li ñu sumb ci ay logement nañ ko yeggale ba noppi. tabax yi mel ni ay paxi kaña ci dëkk bi nañ ko yeggale ba noppi ci ay soi-disant logement te noppeegul bi ci def affaire manifestation ndox mi. mais daañu gis yeneen i manifestation xam nga la moo tax non seulement joxoo nit ñi ndox. mais dafa am ay transfert yu jóge ci benn société dem ci beneen société gis nga Sen'Eau entreprise privée la. bu ñuy jël yëfu national. maanaam forage bu nekk fait benn quelque part à Pikine wala quelque part à Ngexox wala Fongelimi nekkoon ci loxoy waa Agifor wala Ofor bu ñu koy transféré jëlee ko ci ñooñu yóbbu ko waa Sen'Eau donte woon état moo ko uuf war nañu leeral askan wi parce que dañu fa fekk ay forage fekk fa ay branchement fekk fa lépp gestion boobu waa dëkk ba ñoo ko moom ak ay bureau ak ay machine ak benn liste bu leer nañ bu ñu leen koy jox war nañu leen informer nañu xaar yeneen i manifestation te gis nga dëkk bi liy pousse nit ñi ñuy manifester te ku manifester ñu tëcc la du continuer de. nañ ko xam na ko kilifa yi xam du continuer de.
du continuer moom dafa fana dañuy dem sa Mbour sa commune bu Ndiaganiao foofee bëri na ci ay village yu nga xam ne ni amul courant waaye ndox mi it waxi noppi loolee le collectif yi nga xam ne moom moo nekk sa Ndiaganiao taxaw ne kon nag loolee faw ñu taxaw si wax si doxum ñaxtu it ñoom it la ñu wootee Lamine Diouf yor seen kaddu ñu teewlu ko Aline Badara Sonko. 38 villages ñoo ko constitué ci 38 villages yooyu juróom-benn kese ñoo am courant. te si juróom-benn yooyu amul benn dëkk ci zone Bafon bi nga xam ne bokk nañ ci am courant loolu duñ ko nangu te loolu du yoon waaw problème bu courant bi dem na ba impacté suñu vie sociale ndax suñu wóor na leen ci mbas mi am na li ñu doon wax télé enseignement maanaam dañuy tollu fii ñu leen di jàngal fële ñu war di leen seen ordinateurs yi wala ñu war di leen seen smartphone yi mais loolu boo amul courant bi nga branché pour charger sa téléphone wala nga pour charger sa courant fan ngay jàngee beneen bi ci topp mooy problème mu tëli bi yéen journalistes yi gis neen tëli bi ngeen di ñëw bi ngeen jógee Mbour ba Ndiaganiao xamoo leen li leen daw bu ngeen jógee Ndiaganiao ba fii ci zone Bafon ci Guelab Séréer xamoo loo leen daw tëli boobu defar nañ ko déjà defar bi baaxul premièrement te fi mu nekk nii dafa métti ba am na ñi nga xam ne sax il préfère bañatee ñëw ci zone bi que di traverser route Ndiaganiao. jaajëf moom dafa fana ñi ñoom courant ndox yoon bu jagadi kon gox ba daal comme yaramuk màggat. mooy li ñuy nemmeeku daanaka ci gox yu bëri ci Sénégal parce que lii nii da ngay laaj tey ana PUDC. ana programme Promoville ana Puma yi nga xam ne tey dañ ko taxawaloon. pour que jafe-jafe yi nga xam ne zone les plus reculées noonu nañ koy tuddee. ñoo ngi nekk ci biir dëkk bi ñu mën leen a dimbali au moins tabaxal leen tali boo xam ne dinañ ci mën a dem. beneen bi mooy li nga xam ne dafa am solo ci dundun doomu aadama parce que bu fekkee ne Sénégal dañuy toll quand même au 21e siècle ñuy wax ne dëkk bi amul courant amul ndox te Ndiaganiao soriwul Dakar parce que Dakar Mbour daanaka benn la amul dara loo xamante ne nii mën nañ wax ne wéy dafa sori nga jàpp ne foo nga lemi la nekk pour nga dem fa problème la ba tax accès à l'eau ak accès à l'électricité nekk jafe-jafe. donc cela veut dire que lii nii tey la muy wane mooy am na lu bëri loo xam ne état bi lay cay farata duñ ko def dañuy dem defi la nga xam te ne nii daanaka amul solo parce que fooy def ay BRT 300 milliards je crois boo jëloon 300 milliards tey Ndiaganiao Ndingler ak feneen yeneen dëkk ya ca topp tey te amuñu tey ndox courant ak tali boo ko ci injecté dinañ am dundin gu mucc ayib. jaajëf laata ñuy jàll si tàggat yaram El Hadj daan nga dem si kiw Abasa bi wala. salaatul tasbih bi. salaatul tasbih bi tey la. non ren nee nañ du am ndax pandémie bi mën nga ñu si dellu si tuuti solo si. waaw dafa am solo salaatul tasbih dafay symboliser lu am solo yonent bi moo ko digle woon sunna la. ni Ibnu Abbas boo ko defee boo mënee nga def ko chaque jour ci sa dund boo ko mënul semaine bu nekk boo ko mënul weer bu nekk boo ko mënul at bu nekk boo ko mënul donte benn yoon. nga def ko ci sa dund tellement li ci nekk ci njëriñ ak bàkkaar bi El Hadj Ibrahima Sakho doon doomi Ngaparou. bëgg loolu itam Ngeexoox def ko basam ak Rufisque initié ko mu am solo loolu mu nekk événement bu mag a mag boo xam ni xam nañu valeur bi mu am nit dañuy jóge ba Gambie ñëw assister ko te ci wàllu politique ak wàllu itam leneen dafa am lu doy waar ci wàllu sagesse yu ci amoon dafa doon méngoo ak Pentecôte toujours parce que dañu doon dem seetaani Pentecôte toujours benn bis mu gis ñuy dox di traversé mu xàmmee ci ay doomi jullit yi dem Popenguine pour assister Pentecôte bi mu créé leen ci yoon bi événement boo xam ni ñi nekkul jullit daañu dem ci seen événement doomu jullit yi ñëw ci seen événement mu mujj nekk nag di affaire bu mag a mag boo xam ni xalifaam di Mouhamadul Habib Sakho Baye Habib ñu ngi koy ziar bu baax bu jëlee décision bi ndax pandémie bi noonu la defoon daaw itam lu ñuy saluer la lu ñu rafetlu la waaye teewul daañu véhiculer message pour nit ñi mën a def julligoo ku nekk mën koo defal sa bopp xam naa bis bu ngeen amee jot sax na ma jiitale ñu def ko fii ci kër gi parce que lu yomb la entre temps nag am nañ ci ñaar ñoo xam manqué nañu ci famille bi doomu Alaaji bu Sakho di Haji Maodo Sakho fekk ko fi ak seen waajur bu jigéen Maam Ndiaye moom itam ñu ngi koy jàll njaboot gi yëpp mais loolu mooy valeur ak importance su salaatu tasbih bi nga xam ne Alaaji bu Sakho doon na ko taxawee foofu ci Ngeexoox yal na ko yàlla fay yool bi non il faut nga jiite ñu ko fi il faut nga jiite ñu ko ci kër gi incha allah ay te ñu jàll si ñaareelu pàcc bi la jotaay xibaar tàggat yaram lay doon
bàkk ba ji Pape Mante Mbour daal di teew maanaam kan asalaamaaleykum. aleykum salaam Mame Mbaye Ndiaye. naka yi tey. alhamdulilah ñu ngi sant bu baax waaw ñu ngi góorgóorlu. ana waa Jam City. waaw ñu ngi leen nuyu nag bu baax a baax. waaw maa ngi leen nuyu bu baax. waaw en tout cas dégg naa leen ci kii korité bi. ñu koy door ak quart de finale yi aller coupe CAF Jaraaf bu Dakar mel ni kon dafa nërmeelu ci kanamu Coton Sport. waaw démb nag Jaraaf bu Dakar dafa mujj nag daanu ci Coton Sport gannaaw nag match bu am solo sax mu doon football foofu ci Garoua moom nag benn bal la ko Coton Sport daan waaye nag Jaraaf mun nañ jàpp ne démérité wul benn yoon ndaxte soo xoolee sax ñoom à 10 lañ doon footballé 37e minute nag si lañ jox carton rouge kii di Cheikh Oumar Koné waaye Jaraaf nag amoon na fay occasion yoo xam ne waroon na ko permettre sax mu jëlee fa ab match nul kon ñu jàpp ne match retour bi dañ ko amal ni ki ñaar fukki fan ak juróom-ñett foofu ci stade Lat Dior bu Thiès waaye teewul nag kii di tàggat Jaraaf bu Dakar jotoon nañ ko teewlu ni ki sànq di Cheikh Gueye am yaakaar ne Jaraaf war na nag mun a am ndam ci kaw Coton Sport ba mu permettre ko mu qualifié jëm ci lu jëm ci wàllum demi-finale yi foofu ca CAF Coupe CAF. football 16e journée bu Ligue 1 Sénégal AS Pikine mooy jiiteegum championnat bi. waaw AS Pikine nag moom moo nekk ci bopp championnat bi gannaaw ba mu daanee ñii di waa Stade de Mbour benn ball ci dara kon ñaareelu place bi Teungueth FC moom moo fa nekk moom tamit kii di lanterne rouge bi di ñaari tali la daan benn ball ci dara Génération Foot nekk ñetteelu place bi gannaaw ba mu daanee Dakar Sacré-Cœur benn ball ci dara kon ñu jàpp ne ci diggante nag Gorée ak Casa Sport dañoo témboo ku nekk dugal sa morom ñaari but même score la ñu nemmee ko ci diggante Mbour Petite Côte ak ñii di waa AS Douane Ñambour moom dafa daan ñii di waa Seneps Excellence bu Thiès benn ball ci dara kon ñu jàppale nag fukk ak juróom-benneelu bëccëg bi jot nañ ci dugal lu toll ci fukk ak ñaari but ñeenti victoire lañ ci am ak ñaari match nul ci Ligue 2 bi ñu jàpp ne ba tey foofu tamit équipe bi di nag Guédiawaye FC moom moo nangu première place bi ci kaw ñii di waa Linguère bu Saint-Louis Guédiawaye dafa daan Africa Promo Foot benn ball ci dara kon ñu jàpp ne Génération Guédiawaye FC moom nag kon gannaaw ba ñii di waa Linguère defee match nul seen diggante ak Amitié FC 0 but partout kon Kër Madior ñu jàpp ne moom moo daan ñi di waa Renaissance bu Ndakaaru benn bal ci dara ci diggante nag Dakar Université Club ak Sonacos 0 but partout la ñu def US Ouakam ak Demba Diop 1 but partout EJ Fatick moom moo daan jamono bu Fatick ci derby Fatick waa bi benn bal ci dara kon tey ji nag la ñuy ndar képp fukk ak juróom-benneelu bëccëg bi bu 17h jotee foofu ci stade Alassane Djigo ci diggante pôle autonome bu Ndakaaru ak équipe bii di Thiès FC. dafa mel ni sunu gaynde yi de dañoo am programme ndax ñaari jongante xaritoo ci weeru juin. waaw Sénégal nag gannaaw ba ñëw dàqee lu jëm ci wàllum nag éliminatoire coupe du monde 2022 yóbbu ko ci weerum septembre kon ñu jàpp ne nag ci weerum juin gile Sénégal fas yéene ci am nag ñaari jongante xaritoo bu ci njëkk nag seen diggante ak Zambie lay doon bu juróomi fan ci weerum juin foofu ci stade Lat Dior bu Thiès bu ñu ci jógee nag ci la ñuy dalal ñii di waa Cap Vert di fàttali nag lu jëm ci wàllum éliminatoire yi Sénégal fas yéene ci laale ak Togo fii lay doon ci réew mi bu ñu ci jógee nag ci Congo Brazzaville la ñu jëm. basketball lañu yàddu jëmale Africa League mu mel ni kon AS Douane dafay soobu ci jongante yi tey jii si altine bi. waaw gannaaw ba ñu ko tàmbali nag ni ki démb foofu ca Kigali kon AS Douane mi nga xam ne moo teewal Sénégal ci boobule compétition kon tey jii nag bu 12h jotee la fas yéene laale ak groupement sportif bu pétrolier bu Algérie mu nar a nekk nag jongante gu am solo waaye nag Douane gannaaw ab renfort yu ñu am jëmale na ko nag seen équipe boobule bokk na ci doomu égyptien bi di Assane Atia ak libyen bi di Mohamed El Sadi ni ki noonu américain bi di Chris Cockley ak doomu sénégalais bi di Pape Mbaye lépp rek Douane dafa nag bëgg am taxawaay gu mucc ayib ci boobule compétition waaye tey ji Douane nag faw mu gagné équipe bi nga xam ne moom mooy GS pétrolier bi nga xam ne bokk na ci équipe nag favorite yi ci boobule compétition beneen jogante groupe C bi nag bu 15h30 jotee Ferrovario la ak Zamalek bu Égypte kon Mambay li moo fi gënoon fas jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram. ayca dig daje bi kon bu midi ci kàllaame nasaraan ak Simon Pierre Faye. en tout cas stade Lat Dior bu Thiès lañ jàpp gum. stade encore. waaw bu fekkee mu baax. bu fekkee ñu fàtt paxu kañaay fa nekk. xëy na bii ak boobu dina. travaux yi ñu koy entamé nañ ko depuis lors. travaux de réflexion yi ak yenn defaraat. travaux de réflexion laay bañ a dégg maam. en tout cas doy na waar. nañu ci seen xaalisu budget yi nañ ci prévoir. tabax ay stade te Sénégal yi farlu takku mënuñu Dakar Sacré-Cœur am ay gazon yu baax. Déni Biram Ndaw am gazon bu baax. Jambar am gazon bu baax alors état bu Sénégal le gouvernement. mënut a am benn terrain bu am gazon bu baax. et ñuy tàccu di wax ay synthétique ñu ni déetawaay stade Assane Diouf daanu na waxuñu ci. Demba Diop daanu na waxuñu ci ñu ni déetawaay ñu dañuy sàkkal pexe stade Maître Babacar Seye. Sénégalais nañ taxaw ni non nañu bañ. boobu vision bu fekkee vision la ak luñ ci mën di planifier baaxul. surtout nag gestion stade yi en tout cas gestion stade yi moom tamit war nañ ci bàyyi xel. parce que waaw loolu nag mooy problème mu sénégalais entretien moom.
tey stade yi am nañu directeur. am nañu directeur da ngay laajte ana directeur yi. ba pare dañuy am fonds pour entretien ak li nga xam ne mooy maintenance su stade yi. bu fekkee ne nag loolu amul. mais ça pose problème parce que infrastructure mënoo ko tabax def ci ay milliards. ba pare doo ko entretenir. amul njëriñ parce que su boobaa investissement à perte lay doon. boo ko bàyyi xaj yi ñoo fay doxal. yàlla yërëm.